kon daal su ma déggee sa biir wax mooy que ni kaso yi dafa am ay non-dits yu bëri yoo xam ne nii kenn mënu ko wax dañuy néewal doole yi nga xam ne ñooy détenu yu fa nekk léegi yow maanaam bi nga defee li nga xam ne mooy sa plainte 8 fois amul benn jéego bi nga génnee est-ce que yow def nga benn geste boo xam ne nii maanaam li nga xam ne mooy gouverneur bi wala procureur bi mën a yëg ne am na yuy xew ci kaso yi te ñoom mënuñu ci jot. non bu ma génnee dem naa gis inspecteur Mbaye Sarr plusieurs fois mais gis après jotewu ma gisee ak moom bon dem naa ci procureur tamit ñu ne ma sama lettre yi ñëwuñu foofu donc lettre yi du jàll boo bindee duñ ko yóbbu donc loolu lu ñu war a seet la donc loolu dañ ko war a seet parce que détenu bi même bu nekkee kaso am na droit porter plainte comme ku nekk ci biti nu mu amee droit porter plainte noonu la détenu bi amee droit porter plainte donc bu ma dellu siwaatee bu ma nee am na yu bare yu ñu waxul man chef de cour bi am na benn période ma defoon grève de la faim ñëw bu ma fu ñuy wax mineur dafa yónnee pour ñu andi samay bagage bu ma ñëwee j'ai trouvé beaucoup de manquants mais laajtewu ma ko ma bay noonu moom chef de cour bi Jean-Jacques Mendy xam na lan ak lan la jël ci samay bagage parce que ku ñuy wax chef Bassène ñu koy wax Jombo kooku la yónnee kooku ñooñu ñëw jël samay bagage parce que ñu ne je suis un récalcitrant mais man deewu Arona bi aussi il faut que foofu mu leer nguuru Sénégal dama leen alerter parce que colonel Bokandé bu taxawee inspecteur di Mbaye Sarr bu taxawee ma ne ko ñii dinañ fi rey nit man ma wane ginnaaw ñu rey fa nit kon loolu dañ ko war a seetaat parce que du benn nit lañ fa dóor du ñaar nit lañ fa dóor sama kanam nee naa la kaso Bignona gisuma ñu dóor fa nit kaso Bignona lu ma fa gis mooy benn agent rek ak lu muy bare agent moom moo jël siwo ndox sotti ko ci añu détenu yi pour ñooñu bu ñu añ jour boobu loolu gis naa ko c'est fekkee naa ko donc du ma wax kaso yëpp ñoo am torture mais kaso Ziguinchor c'est à vérifier nguur gi dafa war a ibbi bëtam mu xool kaso yi surtout kaso Ziguinchor dañuy escroquer sa xaalis les marchandises sont plus chères dans la prison de Bignona que ci kaso Ziguinchor que ci biti man bëgg nañ ma jaay foofu paquet Marlboro à 1000 francs ma bañ ma ne leen est-ce que l'administration pénitentiaire am na registre de commerce pour ngeen yokkal les produits qui sont homologués téléphone bi dans la prison de Ziguinchor 150 la woon man maa ko kaas ci kanam colonel Bokandé ma ne ko colonel mu ne ma waaw ma ne ko kaso Ziguinchor mënul gën a cher téléphone que Sonatel ci boppam c'est Sonatel moo koy jaay kaso Ziguinchor ci la ñu andi unité bi colonel bi ne man nañ ko toppatoo ci la ñu andi unité bi def ko à fukki dërëm ma ne ko moom colonel bàyyil sa xel bu baax ku am yërmande ga je sais que lii yëpp doo leen jot lu bare parce que colonel Mbaye Sarr colonel Bokandé boo gisee ma koy gërëm ak Mbaye Sarr buy wax ak détenu yow da ngay xam ni ki kii ku am yërmande la da ngay xam ni ki kii bu sañoon rek bu sañoonaa benn détenu du ko am lu ko metti mais lu ñuy wax rek buur soxorul dagga yee soxor parce que lu ñu war a réviser ci kaso yi même côté santé bi daf ci bokk feebar naa bañ di ma metti bu ma Jérémy Malu mbéjee toog naa 2 jours yoo xam ne du ma gis bu ma ñëwee major Diop ay paracétamol la ma jox ma ne ko major ma ne ko waaw ma ne ko vous n'avez pas de cœur je souffre de ça vous me donnez ça vous n'êtes pas humain major garab yi jënduloo ko
nguuru Sénégal moo ko jënd agent moo ma def nii ba du ma gis ma ñëw ngeen bañ ma faj ma ne ko yii nga ma jox ni du ma ko naan Major Diop xam nga lu mu def mu ne ok dinaa bind dans le rapport ni ki rapport yooyu ñi ngi foofu lu ñu bëgg a vérifier rek c'est vérifiable rapport yooyu ñi ngi foofu dafa bind ci rapport bi ni ki Abdoulaye Touré dafa bañ a naan ay garabam rapport bi yéeg or que demeewul noonu Major jëndul garab yi nguur Sénégal moo jënd garab yi nguur Sénégal ñaar la wax ni mënu ko jëlal détenu bi en charge mooy xam nga lan ak lan verre myope ak poosé bëñ pour ñoom ñu ñuy dugal ci kaso yi jànguñu non jàng nañ de ñaar yooyu la nguur Sénégal du jëlal détenu ci wàllu feebar ñaar yooyu kese mooy détenu bi myope yaay jëndal sa bopp lu netti détenu bi bugg a poosé bëñ moo koy poosel boppam ñaar yooyu mais ñii boo feebaree bu dee dafa grave lu ma vivre la man say mbokk la ñuy njëkk a woo pour suturer xaalis ci ñooñu jël xaalis ci ñooñu loolu man dama teel a avertir sama jabar ma ne ko bés bu la waa infirmerie wooye ne la sa jëkkër dafa feebar xam nga loolu la ni tontu na dee na dee parce que nguuru Sénégal moo war a jël sa jëkkër en charge dégg nga mu ne ma waaw ma ne ko bàyyil sa xel bu baax bés bu la nit wooyee ne la sa jëkkër dafa feebar rek nee ko na dee parce que dañuy bëgg a jël si yow xaalis pour ne la dafa feebar ordonnance yaa ngi nii ñu fexe ba ordonnance yi gën nga dem jënd ko man jëndaloo nañ ma fa ay garab te loolu warul woon mais comme ils m'ont dit que garab yooyu amu fa ma nangu koo jënd te garab yooyu leer na ma am na fa parce que même wàllu santé ñu fa nekk ils n'ont pas de cœur ñu fa nekk man ma xam leen ma fekkoon leen foofu ku ñuy wax agent Diop ku ko jox nit mu rey ko agent Diop Major Diop ku ko jox nit mu rey ko c'est ñu ne kooku santé la nekk nañ ñu dimbali ay nit ñoo nekk ci biir kaso yi. léegi yow ban appel ngay def ci li nga xam ne mooy deewu Arona ci nguur gi. deewu Arona maa ngi koy naxarlu bu baax a baax c'est lu ma waxoon la ba pare dama ko waxoon autorité yépp nekk fa jour boobu bu may waaj a jël parole colonel Bokandé si boppam moom moo ne greffe bu mu àndal écris-moi tout ce que le monsieur là va dire donc ils sont alertés xam nga loolu dañ leen ko yëgal ba pare parce que man dama leen wax ni ki ñi dinañ fi rey nit loolu man dama ko waxoon ni ki ñii dinañ fi rey nit dinañ fi mus a rey nit parce que dama xam seen degré fu mu nekk parce que dafa am ñeent ñu newoon si biir kaso bi ñoo xam ne ñooñu heure bu ma leen xoolee damay xam ni ki ñii tôt ou tard dinañ fi rey nit Major Diop si la bokk Jérémy Malou si la bokk Mamadou Ndiaye si la bokk chef de cour bi Jean-Jacques Mendy si la bokk ñooñu boo leen xoolee sax xam ni ki c'est des criminels kaso bu ñu nekk si àdduna bi dëgg naa Jérémy Malou moom mi ngi kaso Sébikotane ku am sa mbokk Sébikotane nga bàyyi si xel bu baax. léegi ñoom ci deewu Arona gi dañoo wax seenu ay waa kër ne ko crise cardiaque moo ko rey alors que dañ koo dóor ba mu dee loolu ban jàngat nga ci am. bon xam nga kaso crise cardiaque woo yëpp si yem dee la ku dee yal na ko yàlla yërëm mais man mi vivre foofu crise cardiaque reyu ko de parce que nee naa la kuy jooy tànka bu metti paracétamol lañ lay jox kuy jooy bët bu metti paracétamol lañ lay jox ils ne protègent que leurs intérêts
nguur gi bu dee dafa war a saytu na saytu lu muy dugal ci kaso yi surtout budget bi l'État donne tout mais ñu koy gérer ñoo nekkul à la hauteur moi je sais que fekkeewu ma de xaw ma de mais je sais que l'État donne tout c'est Mbaye Sarr lu ko waay dënk mu gérer ko correctement colonel Bokandé lu ko waay dënk mu gérer ko correctement parce que nëbbatuwul c'est des gens que j'ai vus bokkul ak ñii donc ñooñu bu doon lépp ci loxo ñooñu lay jaar ah kenn du dóor détenu bu feebar dinañ ko faj mais il s'est trouvé nag dafa am ay échelons Mbaye Sarr était à la tête balaa ngay jot Mbaye Sarr am na ñoo war a jot même le directeur c'est un criminel Yahya Diop parce que bu ma feebaree daf ma ne Touré il faut coopérer il faut rester tranquille nga am jàmm ma ne ko non je ne pourrais pas rester tranquille parce que lu may gis fii dafa méngoowul ak nguuru Sénégal man njuumte moo tax ñu andi ma fii donc bu dee njuumte bu ma def ba ñu andi ma fii maa ngi gis lu ko gën a pire donc maa bañ mu ne ma kon doo fi am jàmm loolu directeur Yahya Diop moo ma ko wax ci gémmiñam ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko ok. léegi nañ sànq ci say biir wax nga ne boutique bi maanaam paquetu cigarette bi nga xam ne day jar 800. waaw 1000 francs nañ ko doon jaay ñu bëgg a xam ndax pénitencier moo doon gérer boutique bi wala détenu. bon boutique bi parce que xam naa ne administration pénitentiaire amul registre de commerce loolu moom xam naa ko ku may yee xaaja guddi ne ma ndax administration pénitentiaire Sénégal am na registre de commerce naa la ne déedéet amuñu droit commerce bon nu ñu programmé ba boutique bi nekk fa kooku man xaw ma ko mais détenu mooy jaay ci boutique bi détenu boobu di jaay ci boutique bi il faut que chef de cour ne ko yokkal cigarette bi mu yokk wàññil produit bi mu yokk ñun avant chef de cour Mendy di ñëw beneen chef de cour moo fa ne woon prix yokkuwuñu mais bu Mendy ñëwee dafa yokk prix yëpp donc loolu yaa nuance Jean-Jacques Mendy bu mu ñëwee dafa yokka tous les prix tout lu lépp lu fa nekk ci kaso bi dañ ko yokk ba pare mu ordonné ni ki bépp produit bu am ci biir kaso bi bu ko mbokk détenu dugal moom loolu ban loi la ko jànge ak fan la ko jànge Jean-Jacques Mendy c'est un criminel man maa ko wax parce que dama vivre ak moom kon daal ci sa biir wax maanaam pénitencier yi ak détenu yi dañu amoon ay rapport yoo xam ne ni mën nañu teg ay deal ci biir prison bi. waaw biir prison bi nag du ñàkk a deal mais dealer yi mag yi laa la wax noonu chef de cour bi bu doonee dealer du ñëpp nag am na ñu ci màndu am na ñoo xam ne seen liggéey moo leen fa andi ñu ñibbi bu ñu paree seen liggéey doo leen dégg ci lii doo leen dégg ci lële ñooñu mun naa ci lim quelques-uns ñoo xam ne seen liggéey moo leen fay andi. léegi ci maanaam ba tey ñu delluwaat ci li nga xam ne mooy deewoo Arona dañoo ne ki nga xam ne ni mooy Abdoulaye Lo agence bu tudd Lo moo ko joxoon li nga xam ne ni mooy yamba bi mu di ko jaayal maanaam daal ñu bëri di ko accuser ne deewu Arona ci moom la jógee. non nit ku nekk booy dund booy waxal ngir sa bàmmeel man ñi ñëpp kenn defaluma dara man Abdoulaye Lo ñaari yoon laa mës a wax ak moom ba ñetti yoon foog naa ñetti yoon premier bi dañoo nuyonte deuxième bi dafa ñëw mu fekk ñu ñiy ataaya ma ne booy bi bu ko may kaas ku doon ataaya bu ko may kaas ma ne ko non bu ko may mu ne ma Touré lu tax bu ma may ma ne ko non bu mu la may rek parce que yéen am ngeen jógu ataaya boobu dama ko doon testé quoi après mu ne ma pourtant ñun ñëpp benn lañ ma ne ko waaw ñun ñëpp benn lañ mais moi j'ai ordonné que buñ la may
léegi si kaw loolu après ma ne booy bi may ko mais geddul mu jël mu naan bu mu paree mu ne ma Touré mu ne ñun ñëpp benn lañ tolof tolof moo leen fi andi sa dina mos a jeex boo ma aayee ataaya lu mu lay wàññi ma ne ko non dama doon drailler bon après noonu troisième bi pendant tout mon séjour je l'ai envoyé quelque part ma ne ko bu dee mun nga booy ñibbisi wala ngay liggéey am na sama benn sœur dina la jox 2 paquets cigarettes boo ñëwee nga joxe ko ci porte bi ñu dugal ko ci sama tur bu mu demee jël na cigarette yooyu bu mu ñëwee parce que comme man je suis recherché foofu ci biir foofu j'étais tellement recherché parce que il disait que je suis un récalcitrant léegi bugguma dara ñëw bu mu jaar légalement ma ne ko nga dugal ko ci bunte bi mu jaar voie normale ma jot ko c'est ce qu'il a fait bu loolu egsee ma ñëw yëkkati benn paquet pour may ko mu ne ma non ñun ñoo la war a may donc ñun ñoo la war a may ma ne ko mais yeew yoru loo ma mën a may parce que yéen li ngeen yor sa doyul ba ngeen siy maye léegi mu ne ma noo garaawul ma ne mu ne waaw ma ne ko merci ñett yooyu mooy sama jëflanteeg moom mais gis naa muy dimbali détenu yi ñi manqué la ataaya mu jëndal leen kooku je l'ai vu même avant may am ak moom kii je l'ai vu ñi manqué lii mu jëndal leen ñii di jooy lii comme këriñ mu jëndal leen ak leneen ak leneen ak leneen mais quant à problème drogue bi kooku mënuma si wax dara quoi moom parce que xaw ma ndax moo ko dugal mais lu ma leer ba leer mooy Mamadou Ndiaye moom ma la liimal ak Jérémy Malou moom ma la liimal ñooñu daan nañ fa dugal drogue waaw bu dee dañuy contester lu may wax nañ ma porter plainte dinaa andi preuve yi waaw Mamadou Ndiaye ak Jérémy Malou ñooñu moom c'est des dangers pour les prisons Mamadou Ndiaye Jérémy Malou Jean-Jacques Mendy Major Diop c'est des dangers pour les prisons c'est des dangers kaso bu ñu nekk rek dina am ku dee na nguur Sénégal jóg si loolu. ñu ngi rafetlu kàddu yi di la jaajëfal. ok merci ba beneen.